ci jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte teewaat fii soir d'info ma feggoo ceeg Barthélémy Ngom maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay di la ziar deer na moon naa leen. ñoo la raw alors ñu am mbégte bu rawati dalal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñu ngi lay ziar. ndax nu kazalika der ñu ngi leen delloo ziar di leen nuyu di nuyu Barthélémy di nuyu mboolem auditeur ak auditrice su TFM. yaa ngi bokk ci fédération Jamiyatu Ansaarud-Din bu Ndakaaru. xew-xew bu mag ngeen dëgmal ndax xalif général kullu Ñaseen dafay gane si Ndakaaru muy xew-xew boo xam ni cër beeg dayo bi mu am jox ngeen ko xam ngeen ko yéen a ngi ci wàccaay. kañ la ñaata fan la fi def ak nu mu nar a tëddee. ok aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad wa ala alihi xaqa xadrihi wa miqdaarin azim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli asalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi ngi nuyu àdduna bi yëpp di nuyu diaspora di nuyu mboolem ummatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu mënti nekk di nuyu ñi nga xam ni ñoom la Mawlana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass njaboote particulièrement di ziyaara sunu xalif ëwalan di sëriñ Mouhamadul Mahi ibnu Mawlana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass di ziyaara sunu imam Cheikh Ahmed Tidiane ibn Seydi Alioune Cissé radiallahu taala anhu di nuyu représentant du xalif à Dakar di Seydi Mouhamadul Amin ibnu Mawlana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass ñu gën ko xam ci baaba di nuyu mboolem taalibe yi fu ñu mënti nekk di sant yàlla ci jamono yi ñu nekk xew-xew bu rëy boo xam ni yàlla moo ko jagleel tey ji mën naa wax Sénégal ndax le grand xalif le serviteur de la umma loolu la tuddee boppam nee na xalif rek da koy tënk waaye moom xaadimul umma la le serviteur de la umma islamique muy Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass moom moo war a gane si Dakar gane si mbooleem jullit ñi gane si mbooleem njaboot ak baayam gi di ay taalibe Mawlana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass gannaaw bi ko ñooñu sàkkoo umpale wu leen ni nous sommes dans un contexte très particulier contexte boo xam ni pré-campagne la wala pré-élection donc un grand orateur comme moom un intellectuel émérite comme moom un visionnaire comme moom donc buñ ko invité ci vitrine u Sénégal muy Dakar jox nañu àdduna bi yëpp opportunité pour ñu jëriñu ci xam-xamam pour ñu jëriñu ci ay ndénkaaneem pour ñu jëriñu ci ay orientation am waaye pour mu wax ak àdduna bi yëpp wax ak jullit ñi wax leen delloo si leen ci anam yoo xam ni dëgg-dëgg noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàkko kañ la incha allahu rabbi suba incha allah lay déparé Dakar lay déparé Kaolack à partir de 10 heures yegg si fii ñi ngi koy séentu à peu près ay midi 13 heures ñi ngi ko fas yéene accueillir di wax mbokku taalibe yëpp képp kuy jullit na génn accueillir ko fële ci école buntu école Seyda Mariam Niass buñ ko jëlee incha allahu rabbi ci kaw autoroute ci autoroute bi waaw buñ ko jëlee foofu incha allah yóbbu ko ci kër Mouhamadul Amin mooy son représentant ici à Dakar di rakkam fa lay dal wala mooy dal déedéet am na résidence am buñ ko réserver waaye comme c'est son représentant dafay yell mu jaar foofu ñi ngi programmé jaar kër Mawlana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass jëppal loolu mooy journée bi ñu dalal ko ak gan yi avec une forte délégation doomi muxaddam yu mag yi nga xam ne ñoo doon dar Mawlana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass ñoom la nar a àndal bu ñëwee ñu dalal ko fii loolu mooy journée jeudi bi donc ajjuma bi dafay am xadaratul juma populaire fële ci terrain municipal bu Parcelles Assainies lañ koy defee donc ñu ngi invité mboolem kuy jullit umma Tidiane bi yëpp particulièrement njaboot ak Mawlana Cheikh Ibrahim ñun ñëpp ñu teew massivement ci xadara boobu buñ fa demee incha allahu rabbi à partir de 17 heures ba 19 heures ñu julli timis dinañ déglu allocution yi discours
membre de l'État discours am nag moom la ñuy gën a séntu. kon mun nañ jàpp ni foofooy li gën a fës ci gan gi muy gane si fii. waaw bokk na ci parce que. ndax maa ngi dégg discours allocution te sa njëlbeenu wax xëy na après di nga ñu préciser. ñaata fan la fiy def. waaw dafa mel ni dafa ñëw ba Ndakaaru tamit ni nga wax pour wax ak àddina bi. pour wax mais rawatina. askanu Sénégal. très bien. kon discours boobu foofu lañ koy xaaree. foofu lañ koy xaaree particulièrement oui donc ganu 6 jours la. ce sera du 18 au 23. 23 lay dellu incha allahu rabbi war na taseeg muxaddam yi fi nekk. war na taseeg quelques membres de l'État. war na taseeg taalibe yi war na taseeg chef religieux yi. ñu bëri daal war na tasee ak ñoom. donc kon discours boobu ñu ngi koy xaar foofu. beneen bi mooy le samedi incha allahu rabbi dañ ko jagleel uniquement consacré ko dédié ko à Maulana Cheikh Ibrahim journée Maulana Cheikh al Islam la. donc loolu ñu ngi am benn conférence bu mag boo xam ni le porte-parole de la Hadra moo ko nar a animé muy Seydi Mouhamadul Mahi ibn Seydi Alioune Cissé. moom moo nar a animé conférence boobu moom mooy taxawaayu taalibe ci sëriñam. loolu suñ ko waxee par rapport ak li nga xam ni moom laa introduire nous sommes dans un contexte très particulier. Oui, oui. donc vitrine la boo xam ni dina am occasion opportunité pour wax ak képp koo xam ni yaa ngi askanoo ci ginnaaw benn sëriñ. lan moo war a doon sa taxawaay fan lañ lay xaar. donc kon oui, parce que dans ce contexte là aussi soxla nañ dégg nitu kilifa diine yi aussi ci contexte particulier bi. justement donc moo tax ñun. bokk taalibe ñu sàkk woon seen ñëw. parce que réew ñëpp a ko bokk. ku ci nekk am nga sa wàll bi nga xam ni foofu ngay bay. loolu daf ci bokkaale. waaye tamit ak yeneen point yoo xam ni. mais nga baal ma mais li Barthélemy wax dafa am solo lool. contexte bi ñu nekk. te mun nañ sax ne Barthélemy kilifa diine yaa ngi wax mais ndax ñi ngi leen di dégg mooy vraie question bi. waaw ndax li ngeen di wax nit ñaa ngi koy dégg. waa kañ très bien xam nga nit ki du def lu mooy devoiram moom. su ma abbee kàddu alxalifa bi nga xamee ni xew-xew yi regrettable yi nga xam ni jotoon na am ci mars bi jotoon na wax mu ne dafay dégg ñu naan kilifa diine yi duñu wax ñi ngi toog mu ne kilifa diine yi wax nañ ba de est-ce que ñi ngi koy dégg dama ne ñoom yàlla may na leen kàddu te léegi jamono ji dafa ubbeeku télévision yaa ngi fi réseaux sociaux yaa ngi fi ñi ngi dégg waaye est-ce que ñi ngi déglu li ñuy wax loolu dafa am solo parce que moom su demee ba ne wax nañu ba dee mi ngi ci mission du arrêter dina continuer c'est pour faire entendre aux autres que ni ñoom ñi ngi wax mais pas plus tard que gàmmu bi weesu rek xalif bi waxati na ci lu jëm waaw waxati na ci lu ci jëm wax na ci lu ci jëm c'est très important ñu préciser ko parce que ci moment yu solennel yooyu moment yu particulier yooyu ci la ñuy profiter véhiculer seen message parce que ñoom c'est ci jotaay yooyu la ñuy tuddee cours magistraux ci la ñuy jàngale ci la ñuy dénkaane ci la ñuy joxe parce que dafa doon moment yu particulier ba foofu mi ngi taxawaat ci élection yi di yeddaat njaboot gi di leen delloowaat seen borom ne temporel spirituel mënees na koo associer ak temporel ça veut pas dire que ni man nitu spirituel la rek foofu laay taxaw wala temporel la rek foofu laay taxaw waaye li am solo mooy dellu sa borom te képp ku daan jullit nga war nga uyuwoo war nga wane jikko yi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci gàmmu gi la profito mu ne bu ñu ñëw fii pour màggal juddub yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam pour wax moom moo doonoon kan wax jikko yi nga xam ni moom la làmboo wax li nga xam ni moom la ko borom bi taggee innama bu istu li utammima makaarimul axlaaq te deewuñ taggeewuñ la lu mooy jikko yu kawe jikko yooyu nag ci la taxaw di wax nit ñi ne nañu delluwaat ci jikko yooyu képp ku ne bëgg nga yonent bi parce que dafa ne képp ku ñëw fii rek bëgg nga yonent bi mbëggeel ak yonent boobu nag yaa ngi koy dëggalee ci li nga xam ni moom la indi yow nga taxaw ci jëfee ko ci jëf ak ci wax kon nee na non à la violence nee na citoyen da nga war a doon un citoyen modèle far mënta ñàkk mais fu ne fa nga far bu ko défendre ak ay argument yoo xam ni yu doy waar mais défendre ko ak xam-xam nit ñi dañuy dégg xam nañu luy dëgg ak lu dul dëgg léegi nee na ku am sa programme tamit ñëwal étaler ko jarut nii jarut na léeg borom xel yi ñoo fi nekk weesu nañ jamono yu njëkk ya koo xam ni dara doy na la ci kenn nga dem nga jàppale ko ànd ak moom nee na lépp loo fi yàq day këppwaat sa kaw parce que kenn moomu fi dara lépp xaalisu état bi la xaalisu état bi mi ngi jóge ci poche askan bi rappeler na les gens à l'ordre
wax sax ba wax ci li nga xam ni dañ leen di oowee ay chefs religieux ñuy yëngu ci politique nee na loolu dàquwanteeg l'islam mën na nekk waaye politique bi ñu lay xaaree yow chef religieux bi mooy nga indi les principes fondamentaux de l'islam loolu la ñu soxla rawatina ci jamono ji donc c'est quelqu'un boo xam ni yàlla dimbale nañu c'est un intellectuel c'est un visionnaire c'est quelqu'un boo xam ni il est écouté il est très bien écouté xam na méngoo na ak jamono xam na fi mu jëm humilité am foo ko natt weesu na dem na ba di inciter les gens à aller au travail être mara rek toog na yaa ngi sa kurus nee na non ça ne suffit pas loolu du jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba wax na mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na mu ne képp koo xam ni sa ñaq ngay dundee loolu moo gënal yàlla keneen koo xam ni dundee woo sa ñaq ba joxe ay exemple yu bëri di inciter nit ñi nañu dellu ci agriculture nañu dellu ci yu bëri message boobu moom ndaw yu bëri buñ ko làmboo woon ñu dépassé fii yëpp dellu si yàlla travailler le culte du travail mu doon seen dëgg. très bien loolu ci loolu la taxaw moom dafa ne temporel ak spirituel dañoo war a ànd dañoo war a lëkkaloo te jamono jii ñu toll toog sa coin def say affaire nee na loolu weesu na il faut être un citoyen modèle les musulmans doivent être engagés ci lépp lañ leen war a gis ci wàllu koom ci wàllu médecine ci wàllu nouvelle technologie ci lépp parce que loolu Maulana Cheikh Ibrahim da koo tracé woon dem na ba wax mu ne ëllëgëb réew ci loxo ay ndawam la nekk waaye nekkut ci loxo ndaw bu ne ndaw boo xam ne dafa waajal boppam ci xam-xam la connaissance avant tout ndaw boo xam ne dafa waajal boppam ci vertu nga doon un jeune vertueux ndaw boo xam ne dafa am ambition nee na ëllëgëb réew boobu nee na ndaw bu amut xam-xam amut ambition amut ay teggin nee na mi ngi mel ni garab goo xam ne dafa jërmeel du produire dara donc nee na les jeunes aller de l'avant ut leen xam-xam ànd leen ak volonté te bu leen gàttañlu lépp loo xam ni mën ngeen ko am te mu mën a jëmale seen réew kanam rek sax leen ci mais na ngeen ko sax ci principe bu l'islam teg lépp ci yoon ci loolu ngay mën a doon un homme positif. D'accord donc loolu lépp message la boo xamante ne peut-être ñee nga ñu ngi koy xaarandi samedi. ci conférence bi ngeen fas yéene amal conférence bi foofu ñu koy amee sax. conférence bi ñu ngi koy samedi ñu ngi koy amalee terrain ACAPES. unité parcelle unité ba tey ACAPES la. waaw ok comme souvent amuñu occasion yu nu mel occasion yu mel nii pour mën a wax ci yu bëri dama bëggoon rek laaj parce que. umpalewu leen ne nguur gi dafa am ay projet ak i programme yu mu jagleel foyer religieux yi est-ce que programme ak projet yooyu Medina Baye mu ngi ci sentir boppam. waaw xanaa ma wax rek waxu Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu bi nga xam ni mooy sunu delluwaay mooy sunu sëriñ moo sos Medina Maulana Cheikh Ibrahim nee na lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu nguur amaana mënees nañ ñun dañ ciy faral di des ginnaaw waaye ndokk ba lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu yàlla kenn mënuñu ci loolu sant yàlla la je suis pas là pour joxe leçon wala boog yu demee noonu y a des voix beaucoup plus autorisées que la mienne yoo xam ni war nañ ko mën a def waaye à 100% à 50% man je me dis que ni des na. li nguur gi di defal Medina Baye. man jàpp naa ni des na loolu man sama kàddu bopp la. sama kàddu bopp la donc nit ñaa ngi fi. am nañ ay projets moo tax. la preuve xaaruñu dara ci nguur donte nag am na loo xam ni sunu wàll la buñ ñu ko joxee sunu wàll la buñ ñu ko joxut sunu wàll la waaye dañoo constitué wu lu ñu tuddee fonds Medina Baye mbokku taalibe yépp ciy dugal seen alal lépp lu ñu bëgg a réaliser foofu ak lépp lu ñu bëgg a jël comme projet ci loolu la ñuy sukkandiku pour def ko bu ñu nguur fekk see fa lillahi alhamdu bu ñu fekk si wut ñun déjà ñun ñu ngi ci yoon bi kon xam nga ni bu ñu sukkandiku woon trop ci nguur kon du ñu jéem a constituer loolu pour jéem a voler de notre par nos propres moyens donc moo tax ma ne ci sama kàddu boo xam ni ça n'engage que moi jàpp naa ni des na. taxawaay bi kër dina yi am tamit ci Covid bi naka nga ko. waaw justement ba ci dafa delluwaat ci discours alxalifa wala boog. xaadimul umma Seydi Mouhamadul Mahi ibnu Maulana Cheikh Islam Ibrahima Niass ñu bëri ñu ngi craindre. waaw ba ci fii sax daje bi ñuy wax mi ngi ciy joxewaat ay orientation mu ne nañu respecter rigoureusement les règles barrières mi ngi ci taxaw ba ci gàmmu gi tamit mi ngi ko doon wax di ñaan yàlla parce que
addu'a silaa'ul mu'minin ñaan moom mooy arme jullit mi ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moo ko fi wàccee naam waaye jaaxal na mbooleem mbindaafon yi waaye jaaxalu ko moom ñu ngi doon sukkandiku nee na ci guddi gàmmu gi ci barke boobu mu làmboo yàlla na ko fi yàlla teggi ba faw àdd ak lépp nag du ñu tee def suñu programme mais danañ wax li nga xam ni moom la waa kër docteur wax ñu sàmmonteeg ak loolu tamit bokkaat na ci message am. dana jafe de. xam naa ne taalibe yi buñ dajaloo moom. dootu waaw sensibilisation la. geste barrière kenn dootu ko waaw waaye yàlla mën na def tawféex ba ñenn ñu dégg ko. sant yàlla alhamdulilah. waxtu wi Barthélémy defe naa mi ñuy tënk dañuy jéggalu rek xanaa. lan ngay tàggoo yan kàddu ngay tàggoo jëmale ci taalibe yi. ak ganale gi nga xam ni war nañ ko galen xalif bi. xanaa sant yàlla bu baax di gërëm invitation bi ñu invité Ansaroudine ci lii di profiter ci seen antenne bi. xam naa waaj bu metti bi nga ko waaj. moo tax nga xaw a yàgg ci yoon bi boobu pour jéggalu la rek ci li ñu xaw a. tardé xàppa ci temps bi tuuti balaa ñuy tàmbali. di profiter ci antenne bi di ootewaat. ne mboolem kuy jullit képp ku naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah képp koo xam ni yaa ngi uyoo xadara Mawlana Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Niass bésu teraanga la ngan gi nga xam ni alxalifa moo ñu ko gane si ñi ngi koy xoolee jëmmi Mawlana Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Niass nañu jàpp ni Baye Niass moo ñu gane si nañu ñun ñëpp génn mobiliser wu comme un seul homme accueillir xalif bi dalal ko tatagal ko waaye tamit raxas sunu ndabi xol yi ak sunu nopp yi pour déglu kaddu yu teey yu barkeel yooyu nga xam ni dana tukkee ci moom te ñun ñëpp ñu koy xaar ñaan yàlla bu boobaa lépp lu mu sotti yàlla may ñu dégg ak topp di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ñaan yàlla xew-xew bi fépp fu waay mënti jóge dana am ñuy jóge Mauritanie dana am ñuy jóge Mali dana am ñuy jóge Gambie dana am ñuy jóge sous région bi fépp fu waay mënti jóge ba ci région yi nañu dikk ak jàmm ak salaam def événement bi ak jàmm ak salaam dellu ak jàmm ak salaam di profiter tamit ne samedi tamit dina inaugurer benn zawiya fële ca Nord Foire boo xam ni benn doomu Seydi Mouhamadul Mamoun mi ñëpp a xam yàlla jël na ko yàlla na yàlla yokk leeram muy Seydi Mouhamadou Mansour dafa tabaxoon benn zawiya yàlla atte inauguré wu ko woon yàlla moom ko léegi nag samedi à partir de 13h foofu lay jullee tisbaar ci Nord Foire zawiya boobu xalif bi dafay ñëw inauguré waale ko benn yoon ñi ngi ñaan yàlla yóbbuñu ci bés bi yàlla defal ñu tawféex dikkam bi yàlla na doon yërmande ñeel alam bi yëpp yàlla na doon yërmande ñeel Sénégal yàlla na jur jàmm pandémie bi yàlla teggi ko fi ba faw ñu ngi kontaan di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñu ngi lay gërëm di la sant kontaan nañ lool ci ñëw bi nga fi ñëw Barthélémy ci kanam tuuti nasaraan lay doon ba léegi Kaolack la ñuy des ndax élection yi bi yoon ak Fadel Barro sunu naataango wala ñu ne ancien naataango ancien journaliste mais ancien journaliste pour toujours oui journaliste pour toujours même si ce métier mène à tout ñu leen di gërëm di leen sant ci kanam tuuti kon ci élection yooyu ñu dëgmal dinañ ko waxtaanee foofu ca Kaolack Cheikh Diop teew na xibaaru marax yi la leen di faram-fàcceel ci kàttanu borom bi